Cheikhouna Diop di waaju ñu ne moo faat soxna si di Khady Seye war na jàkkaarloo ak procureur bu Njaareem file coupe diir defeere nañu ko loolee gannaaw ba mu amee retour de parquet nag démb la woon. Moustapha Diagne moo jiite Synergie républicain sàkku na ci élection locale yi ñu bañ koo toxal te it wàccoo ak calendrier électoral bi app bi nga xam ne moom la ñu ko jàpp ñu daal di ko ci amal fàttali ne moom Moustapha Diagne moomee jiite Synergie républicaine mi ngi bokk kon ci àndandooy président Macky Sall yi gëstu bés bi tey ji ñu jagleel ko génn gi waa société civile génn di sàkku ci élection locale yi gën ko yeex nañu ko amal ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin 2020 ñi nga xam ne ñoo fare ci kujje politique gi ak it ñi farewul fenn ak ñi fare ci nguur gi dinañ ci joxe seen xalaat dinañu dem fële ca palais de justice mu di tribunalum Dakaru déglu gi ñuy déglu ñi ñuy tudd wala boog ñuy war a indi leeral ci mbirum Petro-Tim ma ngay wéy tey jii kon ña nga fay séentu Abdoul Mbaye ak ki nga xamante ne ji moo di Birahim Seck coordonnateur bu forum civil loolee mbokk yi moo di taxañum xabaar yi bu ñu ko tàqarñee bu nuppi daañu dalal Barthélémy Ngam ci xibaar yi biti réew yi lu ciy gën a fës li ciy gën a fës Mamadou Mohamed Ndiaye Ibrahima Boubacar Keïta njiitu réew mu Mali sàkku ci malien yëpp ngir ñu booloo bi mooy génnam gu njëkk gannaaw attaque ba woon niki àjjuma ci camp militaire bu Indélimane njiitu réew mi Mali démb la wax ak askanam jaare ko ca télévision nationale ba nee na xolam jeex na te tamit tiis la amee nee na nag Mali situation bi muy dund ci jamono ji lu jéggi dayoo la sàkku na ci malien yëpp ngir ñu boole seen doole si ko defee ñu gën a mën a xeex noon googule di terroriste yi nga xamante ne ay weer a ngi nii ñuy lëmbee Burkina Faso am na ay nit yu yore ngànnaay yoo xamante ne dañoo dogandu oto député maire bu dëkk bi ñuy wax Djibo daal di ko faat am na yeneen ñetti nit yu ci ñàkk seen bakkanam Djibo sax mel ni lu nekk ci état de siège ci jamono jile léegi nag leer na wóor na États-Unis génn na ci accord de paix bu Paris ñeel wàllum climat bi lettre bi niki démb lañ ko yóot waa Nations Unies mbootaayu xeet yi waaye nag balaa muy mën a génn faw ñeenti fan ci weeru novembre ci atum 2020 ndaxte faw mu am at balaa ñuy mën a génn te date boobule dana fekk ñu amal élection présidentielle ga ca Amérique ba noppi. léegi leer na Sadio Mané muy ballon d'or waaye bu Sénégal Cheikh Tidiane Diagne. waaw ballon d'or bu Sénégal ANPS di kuréel bi nga xamante ne moom moo ŋànk journaliste yi yëngu ci wàllu tàggat yaram ñoo ko daal di kon bokk choisir leneen li nga xamante ni mën nañ ko waxtaanee itam ci xibaaru tàggat yaram moo di génération foot ba nga xamante ni jamono gi ñu ngi ko ca beneen tey jii ci bu 15h jotee seen diggante ak SCA lay daal di doon ci lu jëm ci wàllu match retour tour de cadrage coupe de la confédération génération foot mi nga xamante ni la joon na ca match aller bi fii ni ci Sénégal tey jii ci ngoon dañ daal di door li nga xam moo di huitième de finale coupe du monde cadet bi ca Brésil ñaari équipe Afrique danañ ko daal di teewee jamono gi tey ji ci ngoon diggante maanaam di Angola ak Nigéria danañ ca daal di bokk wàllu Ligue européenne des clubs champions itam dañ ko daal di waxtaane jox leen lii di programme yi Ndiaye. xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futurs Médias ginnaaw bi biti réew Barthélémy Ngom tàggat yaram ak Cheikh Tidiane Diagne dinaan leen jukki las lëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk bu ñu ca noppee daanoo génn ci gis-gis tey ji li ñu ciy waxtaane wàllu dialogue national bi ak blocage yi nga xamante ne ji am na ci jàngat ban ngeen ci am daañu ànd ci waxtaan wi ak Wal Jooja Ndiaye bokk ci collectif organisation société civile pour les élections àndit ak Serigne Saliou Gueye taskatu xabaar la di kuy gëstu jëme ci wàllu politique loolee ci njeextal xabaar yi lay doon Abou Thiam a nekk ci machine kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu woon beeg rajo Futurs Médias ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkali gi dooree xibaaru digg ba ca géek la xewoon ca Touba di ndaw sii di Khady Seye ñu ne dañ koo jëm paaka mu faatu ki ñu ne moo ko faat di Cheikhouna Diop war na jàkkaarloo ak procureur bu Njaareem defeere nañu ko ca parquet ba loolee gannaaw ba mu amee retour parquet nga nag démb la woon ñu ànd ak ki nga des na ci kon dellu siwaat ci mbir yi ak ni nga xamante ne ji noonee kon le demee wutali fi nga xamante ne ji moo di tribunalu Ndakaaru ne lu aju ci doyen des juges ak ñamuy woolu di leen déglu jëm ci mbirum Petro-Tim ma ngay wéy gannaaw bi nga xamante ne ji kii di Babacar Mbaye Ngaraaf ak ñu ci mel ne ñoom Mamadou Moutbane démb janoo nañu ak doyen des juges tey jii nag premier ministre du Sénégal ba woon di Abdoul Mbaye ak coordonnateur bu forum civil di Birahim Seck ñoom la ñu fay séentu ñoo war a janoo ak doyen des juges yëf yàq fa mu toll ñu wutali tribunalum Ndakaaru Mamadou Amar Ndione maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mamadou Mohamed Ndiaye. luñ fa mën a jàpp. waaw jarul sax ñu leen di séntu ndax ñoom yegg si nañ ba pare kii di Birahim Touré moom 9h bu mu tegalee. Birahim Seck Birahim Seck waaw 9h waaw ngeen baal ma bu mu tegalee fanweeri simili moom coordonnateur général bu forum civil ñëw na ci bureau juge d'instruction bi gannaaw juróom fukki simili ak juróom yoo xam ne toog na ko ak attekat bi génn na wax ne nag dossier bi jafewul ndax bëri na ci ay éléments yoo xam ne juge bi am na ko li ci war ci moom mooy mu leeral
ci boppu askan wi nan la mbirum Petro-Tim boobu demee neneen lu weesu loolu tamit ñoom waa Forum Civil ak Birahim Seck li ñu bëgg mooy gouvernement bi gën a ñaax boppam ci wàllu transparence maanaam contrat pétrolier gaz yi ñu teg ko ci yoon comme ni ñu defee appel d'offre bi nga xam ne moom la ñu lancé tey ci fukki bloc ak ñaari nee na noonu lañ ko war a defee loolu lañ sàkku ci gouvernement bi Abdoul Mbaye nag depuis 10h30 ba léegi mu ngi ci bureau doyen des juges Samba Sall ñu ngi xaar nag mu génn boobu ba léegi nag génnagul bu fekkee day def déclaration ñu daal di koy jël bu fekkee ne nag deful déclaration tamit ñu jàppee ko noonu waaye daal ñu ngi xaar Mamadou Mouhamed Ndiaye kii di Abdoul Mbaye neexi tubaab comme ni ñu koy woowee mu génn fii ci palais de justice Mamadou Amane Dione woon pour rajo Futur Média. Mamadou Amane Dione maa ngi lay sant di la gërëm rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi benn waxtu du inaar fekk na juróom-benn minute. ak RFM kumpa jeex na. Moustapha Diagne moo jiite kuréel gi di synergie républicaine di benn parti politique boo xamante ne ji mi ngi fare ci mouvance présidentielle moom nag lu aju ci li ñu yootaane mandat élu locaux yi mu àndu ci gis-gisam li nga xamante ne ji mooy reporter élection locale it àndu ci dafa gis ne benn fan ci weeru décembre gi ñu ko jàppal ca la ñu ko war a amal moom Mohamed Moustapha Diagne sàkku ñu daal di amal ay délégation spéciale ci collectivité territoriales yi ñu déglu ko ci jokkoom ak Alaaji Njoogu Jeen. am na ñoo xamante ne bii dafa mel ni dañoo bëgg a profiter ci dialogue bi pour toogaat ci maire yi toogaat ci conseil départemental loolu nag nekkul loo xam dañ koy mën a nangu li mën a nekk mooy bu fekkente ni bile vraiment yëf yi dafa war a weesu juin 2020 comme ni ko société civile bi proposé à partir de ce moment là nañ teg ay délégation spéciale parce que ay élection lañ jëm te ñëpp dañoo war a tolloo donc day tolloo ay chance parce que ñi nga xamante ni ñoo délégation spéciale ci maire yi ak conseil départementaux yi li des ci seen nguur dañuy dajale ay moyens pour mën a gañ a waat élection yi mën a toogaat foofu te loolu day li ñuy wax rupture d'égalité day nekk loo xamante ne bile du jaadu parce que compétition dafa war a saine dafa war a légal dafa war a nekk loo xamante ne bii ñi ciy dem ñëpp dañu tolloo ay chance bu fekkente ni daal dafa nar a gudd lañ leen fa jëlee teg ay délégation spéciale. mais est-ce que def ay délégation spéciale ci maire yi ak conseil départemental yi nekk ci réew mi yëpp est-ce que loolu lu mën a nekk la. non yomb na parce que 555 collectivités locales wut ay gouverneur ay préfet wala ay sous-préfet wala adjoint au gouverneur wala administrateur civil yoo xamante ne bii dañu ko gérer pendant 1 an jafewul Sénégal am na ressources humaines yooyu. donc mais li kenn du mënta nangu daal mooy ñii fi nekk nii comme président conseil départemental ak conseil municipal dootuñu nangu nag parce que seen mandat jeex na jeexaat na. ñi nga xam ne ñoo fare ci société civile gi lu aju ci ñàkk respecté calendrier républicain mu di élection yeeg àpp ba ñu ko jàpp ñu koy tuxal ak yooyu ñoom ànduñu ci démb la ñu ko xamle mu di Moundiaye Cissé ñi mu àndal ci kuréel googee ba ñuy janoo ak taskatu xabaar yi li ñu bëgg mooy ñu amal ci réew mi ay élection locale gën koo yàgg ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin atum 2020 loolee nag ñu jàpp ne muy ñi fare ci majorité bi di parti farewul fenn ñu naan leen ay non aligné ba ci sax ñi fare ci kujje politique gi te nekk ci biir ndajem waxtaanu politique boobee di dialogue politique bi ñoom ànduñu ak gis-gisu société civile gi dem nañ sax ba ñenn ci ñoom di wax ne ay kàddu la yoo xam ne mënoon naa ñàkk ndax waxuñu fa lu am njëriñ gëstu Pape Balla Gueye génn goo xam ne gu ëpp la loolee la ñii di waa majorité bi daal di gis ci taxawaayu ci génn pàcc ci société civile gi lee Benoît Sambou mi nga xamante ne moo teewal majorité bi muy xamle ne jamono ji mënuñu jàpp benn date goo xamante ne moom la ñu daal di amal élection yi donte déggoo amul gannaaw ba ñu dàqee élection locale yi lee dafa yomb dafa rafetul ma jàpp ni bu ñu toogee di waxtaan ay nawle ñoo seq waxtaan gouvernement bi nag bu classe politique bi bu ñu toogee ba jàpp ne dañu war a dàq élection yi luy waree fam luy waru garam mooy mu jël décret puisque calendrier républicain bi daf koy imposer mu jël décret dàq élection yi président Macky Sall dafa noonu tamit nañ déggoo ci kañ à peu près la ñu war a mën a def élection yi mais question boobu pareeguñ ci ñoom ñu ngi xaar pour que ñun ñu déggoo ci ban période moo gën a baax pour ñu def élection yi mais ma jàpp ni rek encore une fois ñoom seen taxawaay rafetluwuñ ko. mu mel ne ñu ko déggoo jamono ji nag pôle de l'opposition ñoom nag daanaka li ñu wax lenn la suñu sukkandikoo ki nga xam ne moom moo yor seen kàddu tey jilee Abdou Salam Bass jàpp ne jamono ji li leen war mooy objectif spécifique yi ñu daal ci taxaw moo xam audit fichier bi waaye tamit xayma élection yi nga xamante ne moo fi jot a jaar balaa ñuy door leneen. juróom-ñetti fan ci weeru août bu la passé na le ba ñu njëkkee commencé ci la ñu bind lettre Famara Ibrahima Sagna moom mi nga xam ne moom mooy président dialogue national commission dialogue national te commission politique bi foofu la dépendre moo tax ñu adressé ko courrier bataaxal pour xamal kan ne ko daal jàpp nañu ne daal ñun ñëpp pôle
yëpp jàpp nañu ne lii war na am léegi nag moom ñu lay jël ay matuwaayam pour que ñu teel ci taxaw heure bii nii si teeloon taxaw kon waxtu bii sax mën nañu wax ne suñuy révélation yi xëy na lu ñàkk ay ñetti weer lay doon wala juróom benn weer kon dina mën a am date. moom mi teewal pôle des non alignés Déthié Faye nag moom bëggulooy sori ci mbir mi li mu jàpp te mu gën a jàmp mooy ñu daal di taxawal comité de pilotage bi te nguur gi war cee taxaw. li ñu war a wax tey du wax ne na élection yi am waxtu sangam li ñu war a wax tey mooy président de la république dafa war a installer comité de pilotage bi nga xam ne moom moo war a saytu mbir moomu su ko defee ci ni mu gën a gaawe code électoral bi ñu mën koo defar na nga xam ne noonu la ko sénégalais yi bëggee ñu mën a dem ci bu ko defee ñu mën a fixer date pour dem ci élection yi. ñoom ñëpp ku ci nekk na mu gisee mbir mi terewul nag majorité bi ñoom li ñu fas yéene def mooy daal di yóbbu mbir mi ca commission su ko defee lu mel ni dootu fi am. loolu danañ ko teg ci taat bi waxante dëgg. parce que nag politique baax na mais politique politicienne dañ ko war a bàyyi. lépp luñ ci mën a jàpp nag pàcc yëpp jamono ji li ñu bëgg rek mooy déggoo daal di am ñu daal di amal code goo xamante ni ñëpp dañu koy déggoo su ko defee ñu mën di amal ay élection ci biir réew mi te lépp am ci jàmm ak salaam. Papa Légué jaajëf fuutali diwaanu Kaolack tuumalante yaa nga ne fa cobbay ki nga xam ne mooy njiital COMAF di comité d'organisation des activités et manifestations de la Fayda yëkkati na kàddu weddi yeneen i kàddu yooyu am na ñu bokk foofee ñu ko njëkkoon a yëkkati ci rajo RFM la ñu doon ñaawlu ak jébaane li ñu yegg ci gàmmu te état bi amul fenn fu mu leen jàppale sàggane leen muy état bi di ñi nga xam ne ñooy kilifay maire bi loolu lañ doon ñaawlu waaye loolu ñu doon ñaawloog la ñu wax ne ay tuuma ki nga xam ne mooy président bu COMAF weddi na ko Baye Mamoun Niass lay wuyoo ñu déglu ko Ibrahima Diame. lépp engagement yi nga xam ne nii gouvernement bi jëloon nañ ko wax dëgg yàlla man maa ngi ci terrain bi mais mi ngi dox daal li nga xam ne bu continuer noonu fii ba gàmm gi di jeexee je pense que li ñu engagé woon dana mat ndax laaj naa commission yi nga xam ne ni yu bëri ñoom la wax ji gën a concerné waaye ngir bañ a guddal interview bi kenn ku nekk ci ñoom rek wan na ma ne ma dégg nga nangam ak nangam ak nangam di ëpp ci samay besoin état bi def nañ ko 100%. ci mel Cheikh Abdourahmane noonu la ma ko waxee ba mu des Ageroute am na ci yoon yoo xam ne engagé woon dana ko def waaye xool nañ ko mais bu ci nañ ba léegi daal gisuñ ci lu ñu doy. kon sëñ bi ñi génn démb di wax parce que ci turu Medina Baye lañ doon wax teguñ ko fenn. su fekkee ne ñaari organisation dafay am ci dëkk wala ñett organisation nekkatu fa benn organisation boo xam ne nii moom la xalifa bi reconnaître officiellement muy jëflante gouvernement bi man ci làmmiñ boobu ci laay wax su fekkee keneen wax na nag wala ñeneen wax na wax dëgg yàlla man loolu engagé wu ma man en tant que président COMAF engagé wu ma en tant que ku bokk ci kër gi engagé wu tamit ki nga xam ne mooy xalifa Medina Baye muy Mawlaaya wa Seydi Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass loolu moom mën naa koo wax. Baye Mamoun Niass rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi 13h13. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. Mamadou Mohamed Ndiaye. liggéeykat ya ci société des eaux fi mu nekk nii lu munta ñàkk rek la ñuy def mu di service minimum fa la ñu toll. li tax nag mooy di ñaawlu li ñu leen boolewul ci li ñu jëlee lii di marché séddaleem ndox mi jox ko Suez te ñoom dugaluñ leen ci benn wàll ba tax na kon ñuy wane seen bopp luñ doon def fukk léegi juróom ya la ñuy def ba sax ñett ya ci terewul nag ki nga xam ne mooy coordonnateur intersyndical gi jabooti liggéeykat yooyu nekk ci xultu mi ngi leeral ne ñàkkum ndox yu nimiku ci yenn quartier yi laalewul dara ak ñoom seen i yëngu ki yëngal Baba Ngom lay wuyoo kàddu leeral yi Amadou Sabar Ba la ko dénk. jërëjëf keroog bi ñu wootee point de presse mouvement d'humeur la ñu observé woon le 31 octobre 2019 donc nag bi ñu waxee ba pare sant daal sunu liggéeykat yi ne comme dañu déposé préavis de grève te mu ngi war a expirer le 31 novembre bi ñëw ñu ne woon nag ku nekk daal nañ def le service minimum bu ko defee ku nekk daal nekk force de liggéey na mu waree waaye nag boo doon def 10 nga def 5 loolu moo tax xam naa période forte chaleur bi rek loolu moo tax ndox bu ñenn zone yenn yi bu fekk ne ñi dañuy root ñenn ñi bu ñu amulee ndox donc day indi ay pénurie rek waaye nag c'est pas dû aux travailleurs quand même. ki nga xam ne mooy secrétaire général bu CUSEMS di Dame Mbodj mi ngi sàkku ñu daal di tas au conseil national du dialogue social ci gis-gisam la ko taxoon a jóg ñu ko doon séentu ci moom matalewu ko te it dafa fi dara lu dul maanaam lekkum xaalis rek
te gisuñu njariñ la moom Dame Mbodj mi ngi yëkkati yooyu les kàddu ci RFM fàttali ne moo ne woon ganu RFM matin tey jile. au conseil du dialogue social moom wane na ni amul njariñ pour réew mi parce que bañ koy taxawal dañoo bëggoon kuréelu liggéeyukaay yi ci Sénégal yëpp liggéeykat ya ak seen kilifa di man di daje maintenant dialogue social ñëw ànd ak ñoom pour waxtaan mën a am pour que jàmm mën a am mais bu ñu xoolee li nga xam moom lay doxee li ñu jàpp mooy moom mi ko jiite moom si boppam xamul sax li ñu ko dénk parce que boo demee bay jaxase li tubaab di wax négociation collective ak dialogue social maanaam liggéeykat bi ak ki koy liggéeyloo seen waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy kuréelu liggéeykat yi ak keneen ku ca sax mën a wàlli yaan pour jàmm mën a am nga xam ne dañ koy yaatal luñ ko gën a yaatal mu gën a baax pour jàmm mën a am bu demee bay ñaar yooyu mu koy jaawale ba sax secteur yu bëri mu andi fa ay salfaañe yoo xam ne moom moo waroon a andi sax dal kon jàpp naa ni kooku d'abord moom xamul li taxoon ñu jox ñu dénk ko loolu kon nag bu ñu xoolee ni boobaak léegi bi ñu ko dénkeek léegi amul benn jeexital bu mu am ci réew mi amul benn secteur boo xam si dal am na fa kon nag bu ñu bëggee vraiment bañ a yàq alalu réew mi nga xam ne dañ koo soxla feneen li ñu war a def mooy ñu nërmeel kuréel googu daal di def nag li nga xam ne moom la réew yépp di def mooy fexe ba organiser waat liggéeykat yi ak ñi leen di liggéeyloo ci biir kuréelu liggéeykaay yi bu ko defee bu boobaa du jar ñu yàq sunu xaalis loo xam ne amulul benn njariñ Sénégal donc ñun loolu lañ gëm ni moom mooy saafara si bu ko defee ñu dox yeneen jéego ndaxte nit tamit boo defee dara ba mu jàgg nga gis ni demul da ngay jël sa courage nga xam ne lii demul te ñun ñëpp seetlu nañ ni au conseil du dialogue social moom nërmeelu na parce que lañ ko dénkoon dara la ci mënul dem nañ ba sax ñoom boo leen déggee ñu wax da ngay rus parce que lañ leen dénk sax xamuñu ko tas ko mooy solution bi. kër googe di au conseil dialogue social ki ñu ko dénk di soxna Innocence Ntap Ndiaye bi ñu jokkoo ak moom ngir am xalaat wala bokk lu muy tontu ci kàddu yi Dame Mbodj yooyee li mu wax daal moo di moom bëggu caa tontu. ku ne woon ni jamono médiateur mu di ku ñu tegoon ngir mu dox lu gën a indi jàmm ba saxal ko ca Casamance mi ngi sàkku ci état bu Sénégal mu def kéemtalaay kàttanam ngir daal faction MFDC ya fa nekk seen diggante kon gën a ratax mi ngi wuyoo ci turu Chérif Dino Kebanding Aïdara ñu déglu ko ci micro Lamine Ba. ku ne Chérif Samsidine Dino Kebanding war na xam wala laa rappeler lu bëre soo leen ko tegee rek ñu bëre seen xel dinañ dem ci ñun lépp laa def ci biir négociation yi pour dimbale nit ñi ñu mën a déggoo dégg nga parce que duñ mën a bàyyi tëj nañ ñu pendant 5 ans mais tout cela il faut qu'on pardonne metti na lool ñu ngi jaale la famille Abdou Elinkine ñuy jaale MFDC yëpp di jaale Abdou Elinkine c'est nit la ki nga xam ne liggéey na lool ci mouvement bi mais li gën a am solo mooy état moo war a jàppale MFDC comme ni ñu ko daan defee ñuy regroupé wu ñuy waxtaan dañ ñu am benn kaddu ñu mën a déggoon ngir ñu mën a dem à la table de négociation mais suñ leen bàyyee nii effrité amuñu fu ñuy dem ku nekk ak branche am ku nekk di xëccoo fële règlement de compte lay andi ci biir Casamance beneen xeex mooy jógaat bi nga xam ne man du ma nangu ñoo ree sama mbokk kii tamit day ree mbokk keneen donc lu passé woon mooy ñëwaat encore ñuy ñaax état bi mu jéem a def un rassemblement mu jéem a oowaat nit ñi MFDC el politique dégg nga ñooñu oo la branche armée ñu mën a faire un rassemblement mais pour que ñoom ñu mën a pardonner à l'intérieur laver le linge sale comme on le dit donc suñ bëggee négocier yóbbu négociation feneen duñ néew doole duñ dem dinañ gis seen bopp. RFM bitim réew. delloo dalalaat Barthélémy Ngom maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi laa fëli Mamadou Mohamed Ndiaye. nañ ko door rek réewu Mali ginnaaw xew-xew yu doy waar yi amoon fële ci gox bi di Adé Limane ba ay nit faatu ca njiital Mali di Ibrahima Boubacar Keïta wax na pour la première fois. waaw pour la première fois démb message bi nga xamante ni wax na ko ca télévision nationale ba nee na attaque boobule ba ci sax yi ko weesu daal dafay wone ne Mali mu ngi dund lu jéggi dayoo ci jamono ji moom Ibrahima Boubacar Keïta nee na nag faw ñu soppi doxalin ci terrain bi su ko defee nu mun a gantal pexeb noon yooyu di groupe terroriste yi attaque ba woon nag ni ki ajjuma groupe état islamique moom moo ko revendiqué ni moom moo ko def mu def ko ci camp militaire bu Indélimane président Ibrahima Boubacar Keïta ne guerre terroriste bi nga xamante ni Mali mu ngi ci du rek biram waaye mbirum àdduna bépp la ba tax na muy sàkku ci ñëpp ñu boole seen doole su ko defee ñu mën leen a gën a gantal ci fàttali nag ñeenti soldat ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci attaque boobule muy sax tiis bi gën a métti bi dal armée bu Mali ay at a ngi nii.
Burkina Faso la ñu jëm dëkk bii di Djibo la fa am soriwul état de siège gannaaw ba ñu faatee maire ba. maire ba ca boppam député maire la da doon dem Ouagadougou nekk ci wotoom ay nit ñu nga xamante ni dañoo yore ngànnaay dal ci kawam faat ko faataale it ñeneen ñetti passagers yi nga xamante ni ñu ngi woon ci wotob maire bi mu dik attaque boo xamante ni andi na njàqare ci askan wa jamono ji nag Djibo mel ni ñu nekk si état de siège jamono ji ci yoon boobu nga xamante ni moom la ñu ko koje daal di ko faat yoon ne day yoon la ba nga xamante ni daal bari na lu ñu koy fréquenté te daaw ñu gis yu ne mel lu ci mën am daal indi na njàqare foofu la ca Burkina Faso nga xamante ni fan yi wala boog weer yi lañ fay nemmeeku ci ay attaque terroriste mu ngi bëgg a bari te daanaka dafay mel ni dañ koy nas ba mu jekk dañuy xool fi gën a métti daal ñu dal foofu Mamadou Mohamed Ndiaye. ñu dem Togo ay pirate mu di ñooñu nga xamante ne dañuy dogaale ay gaal ñoo ko def benn gaal di navire pétrolier. am na ñeent ci ñu doon dawal bato ba dañ leen a jël yóbbu. waaw waaye nag ña des ca équipage ba ci sax bato ba ca boppam mu di bato pétrole fi mu ne nii nag ñu ngi ci sécurité jamono ji nag soobu nañ ci waxtaan ak ay nasaki pexe daal su ko defee ñu mën a libérer otage yooyu la ñu àndi ceeg Juma Diouf. bile kidnapping mu ngi am ay fan bu weesu kidnapping bu mel noonu amoon ci côte yu Bénin marine togolaise bi nag mu ngi xamle ne ay nit ñu yor ngànnaay ñoo yéeg ci kaw bato bi ñu naan l'Elka Aristote nekkoon ci wetu port bu Lomé ginnaaw bu ñu dooree bal ki nga xamante ne moo nekk agent de sécurité bu navire ba bu ñu sukkandikoo ci benn source nag li des ci équipage bi ak tamit navire ba teg nañu leen fu wóor bokk na ci nit ñu jàpp ay nit ñoo xam ne dañoo jóge ci Guinée ñii ci Géorgie ak tamit ci Philippines ñu ngi amal ay effort ngir rek mën a libérer ci ñu mu gaawee ñi nga xamante ne ñoom la ñu jàpp samedi bi ñu weesu nag lu toll ci juróom-ñeenti nit nekkoon ci benn équipage jàppoon nañ leen ci lu tollook fukki kilomètre ak juróom ci côte yu Bénin. ñu dem fële ca Tchad coow laa nga ne cobbay gannaaw ba ñu xam leen ne dañuy changer code électoral ba. waaw changement yooyu assemblée nationale ba lay gën a laal ndaxte dañ ne dañoo bëgg a yokk député yi ndegam askan wa dafa yokk waaye indi na coow ca jamono ji Fatimata Li. cadre national bu dialogue politique bi daal dina dakk adoption bu gouvernement bi ci li yitteel projet code électoral bu yees bi ci communiqué député bi di Saleh Maki bokk ci ñi ko xaatim jàpp ni bile jëf jugewul ci li soxal dialogue politique bi ci bile communiqué itam ñu ngi ci xamle ni ku jégi jug na ndaxte bile liggéey déggoo wuñ si boobee texte gouvernement bi moo ko fësal te moom rek la yitteel bile cadre politique dañ koo taxawal ngir yombal waxtaan yi li ku jégi di tuumaal nguur gi mooy wàññi bi mu bëgg a wàññi li mu député yi tolloon ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent bëgg ko yóbbu ci téeméer ak juróom-benn fukk ak benn te li mu askan wi yokku na ci diggante bi Saleh Maki di ci yokku ni xam nañ ni réew mi tëddee bëgguñu ku leen dàkkulu ñetteelu législature bi am na téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett ci ay limu député askan wi yokku na ci lim kon député yi itam war nañu yokku di ay kàddu Saleh Maki ci ay xibaar yu ñu am cadre bu dialogue bi am na ay waxtaan yu ñu amal te siiwaluñ ko yoo xam ni téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ci ay député sumboon nañ ko. soxna Fatimata jaajëf baxtu man la wala yow. yow. ay ca kon ak États-Unis mi nga xam ne léegi leer na génn na ci accord mu di déggoo ñuy woowee accord de Paris te mu jëm ci wàllu climat. lettre ba démb lañ ko jox mbootaayu xeet yi waaye nag ñu ngi ko doon séntu sax ci atum 2017 ba nëgë ni waaye États-Unis mënuñu ko woon def ndaxte amul benn preuve bu nga xamante ne mën na génn ci accord de Paris boobu la ñeel wàllum climat fekk màggaluñu seen ñetteelu anniversaire gannaaw ba ñu ko xaatimeek léegi démb la woon ñeenti fan ci weeru novembre ci atum 2019 ci fàttali nag Donald Trump dafa mës a wax ni daal dafa bëgg a génn ci accordu Paris boobule ci fàttali nag accord boobu États-Unis balaa muy mën a génn faw moo am at gannaaw notification bi ñeenti fan ci weeru novembre ci atum 2020 lay mën a génn dina fekk nag États-Unis amal seen élection présidentielle ba noppi ci fàttali nag Mohamed ngir tëj États-Unis mooy mennam réew mi nga xamante ni génn na ci accordu Paris bi ñeel climat bi nga xamante ni lu toll ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari réew ñoom ñoo ko xaatimoon. Jokko njal a paax. loolu lañ koy waxee. Jokko njal waaw fiyaa ngoor. jërëjëf. RFM Sport.
Cheikh Tidiane Diagne maa ngi lay nuyuwaat. maa ngi lay fay Mohamed Ndiaye. ànd ak yow ci tàggat yaram doole ko ak Sadio Mané mi ñu def ballon d'or sénégalais. waaw ANPS di kuréel bi nga xam te moo ngànk journaliste yi yëngu ci wàllu tàggat yaram ñoo daal di def lu ni mel tabaar kii di Sadio Mané mu wutuwaat boppam ci titre googule di ballon d'or sénégalais leneen li nga xam te daal mën nañ ko ci wax moo di meilleur joueur local moo di Jean-Louis Barthélémy Ngom Modou Lo nag moom lañu jàpp ni ci wàllu lutte avec frappe moo ci gën a xarañ Sore Thiam. lu tukkee ci yooyu les résultats nag gis na ni ballon d'or sénégalais bi nga xamante ni léegi dañ koy tuddee trophée Jules François Bocandé kii di Sadio Mané moom moo ko daal di gàddu am ci 290 voix moom nag bi moo nekk juróom-bendeel bi yoon mu koy jël leneen luñ ci gis itam moo di rédaction yi voté yépp moom la ñu jiital ka topp ca ginnaawam nag di Kalidou Koulibaly moom tamit am na 133 voix Idrissa Gana Gueye moo nekk ci ñetteelu place bi ak 20 voix lu jëm ci meilleur footballeur local bi ñu dippee léegi prix Ibrahima Koulibaly foofu nag Jean-Louis Barthélémy Diouf moom moo ko daal di jël am 221 voix moom nag dafay daal di wuutu kii di Amadou Diandiaye ka topp ca ginnaawam di Moussa Ndiaye moom it am na 155 voix Youssouf Badji nekk ci 3e place bi ak 37 voix lu jëm ci lutte avec frappe bi nga xamante ni dañ koo dippee léegi prix Abdourahmane Ndiaye Falang kii di Modou Lo moom moo ko daal di gàddoo ak 240 voix moom nag foofee dafay daal di wuutu kii di Eumeu Sène ka topp ci ginnaawam di Balla Gaye 2 am 119 voix Reug nekk ci ñetteelu place bi ak 62 voix lutte sans frappe nag foofu ku ñu naan Mohamed Bayo ñu gën ko xam ci général Malika moom moo ko daal di gàddu ak 201 voix Mamadou Faye di ordinateur topp ci ginnaawam am 86 voix Omar Kane di Reug nekk ci ñetteelu place bi ak 69 voix lii di trophée meilleur sportif bi nag ñu ngi ko dippee léegi prix Amadou Diaba foofee nag Mbagnick Ndiaye di yëngu ci wàllum judo plus de 100 kilos yi moom moo ko daal di gàddu ak 237 voix moom nag foofu dafa daal di wutu équipe nationale féminine bu basketball Adama Diatta di champion d'Afrique ci lutte olympique moom moo nekk ci ñaareelu place bi ak 93 voix équipe nationale féminine bu basket nekk vice champion d'Afrique moom it moo daal di nekk ci ñetteelu place bi ak 40 voix di wax nag ni fukk ak ñeenteelu édition wu galaawu ANPS boobee dañ ko amal juróom-ñaari fan ci weeru décembre gi ñu jëm ca musée des civilisations noires parrain bi nag ANPS daf ko daal di jox kii di Amadou Gallo Fall nekk président NBA Africa naka noonu président Basketball Africa League. dépouillement boobu ñu fàttali nag ñu ko doon amal ci locaux yu immédiat tey ji suba gi ànd seek waa ANPS Mohamed Ndiaye. Génération foot tey ji ci ngoon dana football ak ëllëgam ndax ma nga fële ca Bénin war faa football max bu am solo. digganteem ak SCA bu Bénin lay daal di doon ci bu 15h jotee di heure Ndakaaru ca match aller bi nag fii nii ci Thiès la woon Génération foot dafa la joon benn bal ci dara lañ ko daal di daan ñoom nag bi moo di seen match bi nga xamante ni daal faw rek ñu dal ci am ndam ngir mën a dugg kon bokk ci li nga xamante ni moo di lii di phase de poule bu coupe de la confédération loolu nag moo di kaddu ki nga xamante ni moo di Talla Fall yore bu mu jokkoo bi si biir Génération foot ñu déglu ko ci yaatal. xale yi waxtaan nañu ak ñoom expliqué nañ leen ñoom seen bopp gis nañu match yi ñu fournir ba war a mën a yegg si ba fii tey bu fekkee ne xool nañu rek pour comparaison match bi ñu def ci ñaari match yi ñu joué Zamalek buñ ko footballee ba pare ñëw war a am défaite à Thiès war nañu xoolaat seen bopp donc pour xam ne ndax ñoom lu ñu war a def nañ ko wala defuñu ko parce que football tamit dafa am loo xam ne moom moo koy saafaraal mooy comportement bi ngay am détermination bi ngay am yooyu valeur la yoo xam ne ci terrain bu fekkee ne amuloo ko mënuloo yaakaar gagner xam nañ li leen war parce que football aussi tamit loolu la ñun lépp lu ñu séqoon ak ñoom mëtal nañ ko donc léegi ñoom ñoo ci des nag mënuñu leen wax leneen lu dul loolu donc football nag football la tudd c'est sur le terrain que ça se passe yow yaay wone sa bopp fi mu ne nii dara desatu fi lu dul loolu donc lii am na ba pare ñoom ñoo ñu mën a won ne mën nañu relever défi bi parce que sursaut d'orgueil tamit jour da koy am ci yenn moment yi nga xam ne ci lañ lay xaar donc football sénégalais toll na foo xam ne rendez-vous bi waruñu ko mën a rater parce que am nañu équipe bi am nañu joueurs yi nga xam ne ñoo ko war a mën a def donc rendez-vous la boo xam ne ñoom ci seen bopp xam nañ ne c'est un rendez-vous important pour le football local sénégalais. Talla Fall bu Génération foot ñu des ba léegi ci wàllu football ak tey jii ci ngoon dinañu tàmbali 8e de finale coupe du monde cadette. am na ñaari équipe yi Afrique yi nga xamante ne danañ ca daal di sóobu moo di Nigéria mi nga xamante ne jël na lu tolloo ko juróom yoon yi des trophées tey jii ci ngoon 23h
23h digganteem ak ñi di waa Pays-Bas ci wàllu 8e de finale waaye laata loolu 19h Angola di keneen kuy représenté Afrique ci googule compétition dana tase ñi di waa République bu Corée Sénégal moom ëllëg 19h30 diggam ak ñi di waa Espagne lay daal di doon am na ñaari joueurs Sénégal yi nga xam ne du ci bokk ndax gaañu ba leen tëral bokk na ci ñooñu lay góol bi di Ousmane Ba ak benn joueur de champ di Thibaut Aubertin googule waxtu itam danañ daal di amal geneen 8e de finale diggante Japon ak Mexique 23h Brésil mi ko organisé dina daal di jongante ak ñi di waa Chili ba tey ci googule waxtu ëllëg di kon bokk mercredi 23h diggante France ak Australie tamit danañu ko daal di amal njaay. suba la àllarba. waaw suba incha allah. calendrier bi dafa maa raw de Cheikh. tey la mardi non. waaw man j'ai pris la notion du temps mais yaakaar naa tey la mardi. waaw suba mercredi tey la talaata suba la àllarba. waaw kay mbay jaajëf Diagne ci xibaar bi. ñu dem bitim réew Ligue européenne dinañu football tey ji yeneen i match. waaw yeneen match dañ koy daal door rek groupe F bi foofu nag Borussia Dortmund dana tas ak ñii di waa Inter de Milan moo di choc bi ci bu 20h jotee waaye laata loolu 17h55 diggante FC Barcelone ak Slavia Prague jàppale ne FC Barcelone ci groupe boobule moom moo féete ci bopp raw gàddu gi daal di am juróom-ñaari poñ Inter féete si ñaareelu place bi tolloo ki poñ ak Borussia Dortmund ku ci nekk si ñoom ñaar daal na am ñeenti poñ Slavia Prague mu nga féete ci place bu mujj bi ci classement bi groupe G bi Zenit Saint-Pétersbourg ak Red Bull bu Leipzig Allemagne dañ daal di tase ci bu 17h55 jotee Lyon 20h diggam ak Benfica bu Lisbonne lay daal doon Leipzig nag ci groupe boobu moom moo féete ci première place bi daal di am juróom-benni poñ Zenit Saint-Pétersbourg féete si ñaareelu place bi daal di am ñeenti poñ tolloo ki poñ ak Lyon féete si ñetteelu place bi Benfica Lisbonne moo féete ci place bu mujj bi daal di am ñetti poñ ci groupe H bi Valence ak Lille dañ daal di tase ci bu 20h jotee googu lay waxtu itam diggante Chelsea ak Ajax Amsterdam Chelsea moom nga féete ci bopp raw gàddu gi daal di am juróom-benni poñ tolloo keek ñi nga xam ne di waa Ajax Amsterdam sax moo ko daal di raw ci wàllum goal average kon boog Chelsea féete si ñaareelu place bi Valence mu nga féete si ñetteelu place bi daal di am ñeenti poñ Lille moom mu nga féete ci place bu mujj bi daal di am benn poñ la ci des nag ci wàllu jogante danañ ko daal di àggali niki ëllëg di mercredi bu soobee yàlla. maa ngi lay gërëm di la sant bu baax Cheikh Tidiane Diagne. jaajëf Ndiaye. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ni ñu ko baaxoo defi reportage ngir gàttandoo ko gàmmo gi tey ji dañuy wutali zawiya Seydi Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu mi ngi fii ci Ndakaaru mu di barab boobu des na fa dem di ñaan di fa dem it di julli ñu bari ci taalibi Tijaan ya fay dem gis ne du naam juma la waaye lu aju ci la fa am ci ngëneel ak xar baax tax na du ñu fay jóg Nafissatou Sy la reportage. dallu ak suuxat sa ngëm loolu la fi taalibe yu bëri di ut si fii ñu ngi ci zawiya Seydi El Hadj Malick Sy ci Ndakaaru ci avenue Lamine Gueye mu mel ni nag tabax bi loolee ko tax a jóg bu ñu sukkandikoo ci paa bii di Adama Bey nekk di garder bâtiment bi am ci ay at lu ëpp juróom-ñetti fukk. kaaraange pour jaamu yàlla yi jullit yi mooy waral zawiya pour ñu di ci julli waxtu yu juróom di jàng alxuraan comme nii yàlla di ci aar doomu aadama yi bu ko defee yooyu nag ci la ñuy taxaw bu baax di ci jaamu bu waxtu jotee ñu doon du julli gis nga fi ñi ngi fiy jàng alxuraan. zawiya bi nag di représenté lu bëri ci taalibe cheikh yi ba tax nag ku nekk sóob ci loxoom ci fànn yu ne Adja Ramatulaay Faye am lu ëpp juróom fukki at. su wasifa jotee xaddara jotee jigéen ñi ëpp góor ñi zawiya bi gënal leen seen bakkan ñu bokk ci activité yi man ci bureau bi laa bokk koy bale. taalibe Tijaan bile ëpp na ñaar fukki at muy fréquenté zawiya bi. man li may nekk fii moo ëpp la may nekk sama kër ndax su ma toogee sama kër nar a wu sax mbaaw damay ñëw toog ci zawiya bi yenn fi ba ngoon jot ma ñib nee naa la zawiya bi moo ñu gënal suñuy ruu kon zawiya bëgg nañ ko gaal gu métti na dootuñu yëg suñu bopp sax dafay mel ni ci beneen monde la ñu yàlla yóbbu te it nag ca keppaaru Cheikh rek la ñuy daal di tëdd. ngir Cheikh Fall di commerçant ca Touba Sandaga su weesoo li mu doon bërëb bu sell dafa doon itam repère. c'est-à-dire boo gisee ma toog fi dafa am koo xam ni day jógee côté bi di ñëw ñu joxe fi rendez-vous moom loolu neex na parce que mënoon naa ne ko naan daje pharmacie gi ko wala leen mais ñu daje fii ci buntu sëy moo ma neex moo tax ma ñëw toog fi di ko xaar repère la ci man moom repère la ci diine l'islam ñu ngi ciy sant yàlla. commerçant bi la nag bés bu ne ci bu 10h jotee lay ñëw julli fi yor ak i ñaani soxlaam. Babacar Diagne bu sëñ Babacar Si maam moo doo fi ñaan yàlla nangu te yor moom sunna yonent bi la di nag wàcc mawlud bi ci barke sëñ Babacar Si moo tax moo fi ñëw tout le temps di naafila yor ba abadoon na ba keroog ruugi war daal. ci atum 1905 la ñu taxawal lii di zawiya Seydi El Hadj Malick fii ci Ndakaaru mu am yeneen ñett ci réew mi ca Tiwaawana ca Ndar ak ca Mbuur waaye fii ñu toll nii nag zawiya bu Ndakaaru dañ fiy